mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bisimila ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci wàllum paj mi bataaxal bi jëwriñ gi ñu nekk wàllu mi Abdoulaye Diouf Sarr daal di biral ne liy mënta xaar ñu dippee ko urgence képp it fu mu amati te nekk ci bërëb bu fajokaay ñu daal lay jël te bañ cee xaar leen hôpitaux yi nag ne li ni mel yàgg nañu koo jëfee dafa dina benn jafe-jafe bi ñuy jëndool mooy ñàkk lal ñoo nemmeeku ko nag ci yenn ci bërëb bu fajokaay yi ñu demoon askan wi it jox nañ seen xalaat ci mbir mi. daañu wax it ci leneen daan yi nga xamante ne yokk nañ ko jagleel ko mbirum sàkku ku ci nekk noo ko gisee askan wi di ci àddu jëmale ñenn ci góor ñi am tiitaange ci mbir mi maître Aboubacar Baro di ci andi ay leeral ñu jëfee ko nag nee na du doon lu yomb waaye lu munta ñàkk faw rek muy dool di am. ñu wax ci leneen ñetti fan nag gannaaw àpp ba ñu joxe woon ngir yeesalaat permis de conduire jeexal tàkk ci mbedd yi nag takkadeer yi fees fa dell ngir amal ab contrôle maanaam saytu boromu taximaan yi di ko rafetlu waaye la ñuy ñaawlu mooy dañoo gis ne yenn ci permis yu yees yi dafa am erreur léeg-léeg da ngay am poids lourd ñu jox la poids léger ak xeet yi ni mel ponk yi loolu la mbokk yi bu ngeen taxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi des koy door rek la nga xamante ne mooy ndogal bi da doon ci kaw Sen TV ñu daggoon seen ñëpp signal mu doon am nag ci diirub juróom-ñaari fan mbir yooyu daal dinañu koy dakk tey ñu ko xam ne nag ñooy waa Sénéra gannaaw nag ba ñu amal lépp waxtaan tey jile bu minuit jotee ñoom waa Sen TV daañu amaat ab signal mën a wéyal seen liggéey ngir gën ci am leeral nag lañ ciy déglu Babacar Diagne moom mi jiite boobu lépp kuréel moo ci jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. def nañu bataaxal pour sanction bi parce que dëgg neexul kenn ñun ñi neexuñu boo gisee ñu def ko mooy dañu dem ci ñëpp nangul ñu ko mais bàyyi nañu xeesal xam nañ ni am na ci aslëf ci xaalis lu ñuy ñàkk waaye ñëpp dañ ci d'accord seen yëpp ku ci nekk ne daal ñun wax nga ko gis gravité bi xaalis moo ci amoon ñu dugg ci waaye xam nañ ne baaxul nangu nañ loolu ñu dañ koy bàyyi kenn rek moo ne moom du bàyyi ñu def lépp nag ba bés bi ñu réunion sax pour jël sanction bi ut na ay nit yu wax ak moom waaye mu dëgg tëcc ne moom bàyyiwul bi ñuy defee loolu nag ba ca guddi ga gis nañu ne boobu jot na sanction ba pare def na kayit mais yónni ñu benn kayit yónni rek ci rédaction yi n'empêche man ma wax ak sama gars yi ne gis naa kayit bu mu yónnee waaye ñun bindaguñu ma wax ak jëli ay nit wax ak ñoom ne wax leen ak moom pour mu binduñu ndax ñu dañ ko bind notifié que sanction bi kon nañu tontu bu mu tontu nag démb sax ci bëccëg la ñu tontu booru 10 heures yooyu mais moom bàyyi na lépp bind na ma ne bàyyi na lépp te mu ngi ñaan ñu lever sanction bi vraiment de saluer aussi suñu courtoisie ñu xam ne nag léegi comme loolu am na te bëri loolu ñeneen ñëw waxtaan ak suñu wax ak ñun nañu moom dina jël engagement bàyyi affaire xeesal yi ñu xam ne kon daje yëlee bi ko baax na ñu jëlee ko nag 7 jours wàññi ko ba 4 jours rek yaakaar na nag non seulement dinañu bu ñu fay amati beneen sanction à faire parce que dafa engagement bi ñu rëy na ba noppi yaakaar na aussi dinañu continuer ak CDEPS ak CORED ak ñëpp di waxtaan secteur bi ndax secteur bi dëgg-dëgg il faut un régulateur fort ndax li fi nekk ci ay njaaxum bëri na waaye dañuy dem benn rek ba lépp baax ndax ñu am paysage audiovisuel de qualité. mi ngi ko jiital lu munta xaar ci wàllum paj ñu dippee ko urgence loolu nag di ndogal bi nga xamante ne jëwriñ gi ñu denk wàllum yi Abdoulaye Diouf Sarr daal dina koy biiral démb loolu nag askan wi woy di ko rafetlu bu baax waaye ba ñu xuusee dem ci yenn ci bërëb bu fajokaay jafe-jafe bi ñuy janool maanaam ay lal yi nga xamante ne moom la ñu tëral ñi nga xamante ne seen yaram dafa sutante léeg-léeg du fa mëtees waaye it ñenn ci askan wi dañuy ñëw dippee seen bopp urgence te médecin ba fa nekk képp mu mun a wax ndax urgence la am déet ak lu mun ci munti doon amal nañ ab gëstu ci mbir mi ànd ceeg Omar Kane gën a farlu ci prise en charge urgence yi circulaire bi ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram fësal loolu lay dox fii ci hôpital bu Fann fàttali bu am solo lañ ko jàppee. daf ñuy fàttali li nga xamante ni loolu moo war ci hôpital walla ci bérébu fajukaay boo gis mooy bu malade ñëwee ñu dalal ko bu amee urgence ñu def ci li nga xamante ni mën nañ ko. te bu fekkente ni malade boobu mënuñu koo jël ndax amuñu lal wala mënuñu koo jël ndax du spécialité bu ñu war a def bu nga xamante ni dañ koy def ci biir hôpital bu mu mënti doon boobu malade ñu yónnee ko ci hôpital bu ko mën a jël mais ci ay conditions yu tax du am gàllankoor ci malade bi. loolu la le ministre bi rappelé mais loolu lu jaadu la lu normal la lu nga xamante ni moo war a am ci hôpitaux yëpp. ci gis-gisu ñi ànd ak malade yi hôpital yi waruñu xaar benn circulaire ngir gën a toppatoo cas d'urgence yi. directeur ak directrice yi xam ne ñoo yor hôpitaux yi waruñu xaar ministre bi ci loolu
parce que ñoom tam aussi war na seen conscience war nañ mën a may kenn li ñu leen dénk sensible na benn façon boo xam ne si waruñu xaar ngeen jox yenn consignes yi parce que loolu rek mooy leen ci mën a dimbali ndax li ma la wax léegi rek nit ki jaaxle daal ba indi ko ci yow waruloo xaar lenn lu dul taxawu ko teg ko ci ay conditions yu baax ba pare après lu ñuy xool nga door ko xool mais rek ay la yéwén bu ndee ba ministre bi tam aussi am réflexion boobu noonu teg ko ci table bi aussi xëy na moom def na devoir am. beneen devoir bi xaar ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram mooy yokk lal yi ci urgence yi fii ci hôpital bu Fann fukk ak ñaari lal yi nekk ci salle d'hospitalisation bi yëpp occupé juróomi cas AVC ñetti cas yu am feebaru noyyi ñaari cas yu diabète ak ñaari cas yu am crise salle d'attente bi itam fees dell te pourtant malade yu bëri nekkuñu ci urgence. Sénégalais yi jàpp nañ ne lu xew rek urgence la te yenn saa yi ñoom danañ jàpp loo xamante ni ñoom urgence la ci ñoom mais du urgence ci médecine. bëri na sax malade yoo xamante ni dañuy bàyyi ba guddi ñu ne bu ma demee bëccëg hôpital day bari nangam bàyyi ba guddi ñu door a ñëw hôpital pour ñu jël leen jàpp ne ñoom urgence la. am na ñu bëri ñoo xamante ni nii dañuy am lu ndaw loo xamante ni ci centre de santé donc la ñu war a yem wala ci poste de santé ñu ñëw hôpital guddi yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xamante ne jàpp naa ni war nañ ci gën a wax ak ñu également population yi pour ñu gën a comprendre loolu. yokk lal yi ci urgence yi loolu mooy urgence bi nga xam ni ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram war na si jóg su loolu amul hôpital yi dinañ wéy ci dàkk malade yi. gannaaw paj mi ñu wax ci wàllum dem géek dikk gi àpp ba ñu joxe woon nag ngir ñu daal di soppat ñi permis de conduire yu njëkk yi nga xamante ne ay kayit la daanaka jeex na tàkk jeexoon na sax fanweeri fan ak benn ci weeru décembre tey jii nag nemmeeku ci dem géek dikk gi na takk deere ñu ngi ci tali bi ngir saytu dawalkat yi ndax am nañ ci permis yu yees yi lañ ca nemmeeku nag mooy ñenn ñi moom amaguñ ko li ñu gis ñoom taximaan yi mooy que permis yu yees yi dafa bëri ay gàllankoor yu ci nekk ndaxte ñu ci bëri da ngay am poids lourd ñu defal la poids léger ñu bëgg nag ñu saytuwaat mbir mi xoolaat ko bu baax Boubacar Dieng Moussa Fall. woto yi di daw ndànk fii ci buntu centre culturel Blaise Senghor ci kaw yoon bi ay ndox yu bon taafa pegg bi ay taximan ak i raxaskatu woto amal fa lii di ab garage Amar Mbeng jiite garage bi nga xam ne mooy garage taxi Blaise Senghor di xam ne ni contrôle nouveau permis yi gars yi ñu ngi koy amal fi mu toll. non teel a jóg uti permis waaye ñu ngi koy contrôler man ma dégg ne délai bi le 31 décembre ci guddi la ba léegi nag. gis naa policiers yi depuis décembre bari nañ ci télé bi gis naa la ñuy contrôler nag. yooyu la kàddu dawalkatu taxi bi nga xam ne moo di Cheikh Sall mu ngi koy firndeel. démb bu voyagé naa sax arrêté na ma laaj ma pièce ma laaj jox leen ko ñu delloowaat ma pièce waaw man ba ma yëgee loolu nag laa wuti pièce yi. si beneen boor bi nga xam ne moo sës muru lycée bii di lycée Blaise Diagne ay chauffeur taxi itam amal fa lii di ab garage kenn chauffeur yooyu di bàyyi daam jàpp ni bu fekkee ni sax alkaati yi ñu ngi contrôler si tali bi. fi mu toll nii amul kenn ku ñu teg daan sa kaw. ñu ngi koy contrôler waaye nag actuellement man gisuguma ku ci sonal yenn sonal ci ni war nga ko sensé maanaam sa permis baaxul gisuguma ko maanaam date bi ñu waxoon encore ni su le 1er janvier su jotee ku santul woon dañuy jàpp di la contrôler fourrière la ak yooyu itam wax dëgg yàlla gisuguma ko. waaye ba léegi permis bees yi nga xam ne ñu ngi koy amal gars yi nemeeku nañ ci ay lënc-lënc. permis nag dañu am lu ci gars yi wax dañ ni am na yoo xam ni da ngay am transport ñu defal la poids léger mbaa ñu defal la poids lourd dafa am temps boo xam da koo manqué ci yooyu ci premier tranche bi la ñu wax te yooyu moom am na loolu aussi am na aussi parce que da ngay am tampon boo xam ne doo am tampon transport. lu ëpp ci chauffeur yi nga xam ne ñoom la ñu dajal am nañu lii di permis numérisé yi waaye ci lum su manti doon ñoom ñooñu lee ñi ngi woo seeni nattangoo ngir ñu wuti permis yu bees yi balaa daan yi di tegu seen kaw. ci wàllum yoon ay bés yi ñu génn nag la ñuy yokk daan yi nga xamante ne moom la ñu jagleel samba boy yi sàkku xale yi wala sax mbirum pédophilie askan wi it ku ci nekk ak na ko gisee ñenn ñi sax rawatina góor ñi am tiitaange ndaxte yooyu la daan ñu yokk ñu foog ne rek loo munti doo mun nañ koo tippee ab sàkku des ci andi ay leeral ak maître Aboubacry Baro moom nag mu gis ne mbir mi moom foofu rek ñu daal di koy jëfee dafa dina nag jëfee bi du doon lu yomb ñu góor ñi it war a ñoo am tiitaange ci mbir mi ndax juge yi nga xamante ne ñoo fi nekk xarañ nañ te xam nañu seenub liggéey. Alioune Gueye Augustin Manda. ab loi bu ñu wote waaye ba tey pënd bi wureegul léegi képp ku sàkku nit te nga xamante ni yoon dina la tëj sa ngiiru dund ñenn ci avocat yi di wéy di ci àddu kii nga xamante ni kenn la ci ñoom gis ni application
du yomb. am na ñu foog loi bi baax na mais am na ñoo xamante ni dañ foog na dañu war a relativiser surtout que ñun ñi avocats yi bon avocats yi képp kuy liggéey xam naa ci secteur de justice am nga mot à dire donc problème application bi dina métti lool parce que dañ nekk ci réew boo xamante ni aujourd'hui valeurs yi daanaka dafa tumuranke dafa tumuranke valeurs yu bëri léegi dafa tumuranke de sorte que aujourd'hui nit rek mun na ne nit mun naa la tëjlu te sama loxo du la laal. ndax góor ñi dañoo nekk léegi ci guuta comme ni ko ñenn ñi xalaatee. dañu nekk ci réew boo xamante ni am nay juge yi aussi ñu mandu lañu xam nañ seen liggéey bu baax dañu am expérience tribunal balaa muy atte aussi balaa muy condamné day xool ndax preuve yi c'est constant mais problème bi souvent aussi mooy problème certificat médicaux yi parce que médecin bi aussi mun na délivrer certificat médical naan yaa amul viol te bu boobaa preuve bi aussi parce que il faut mu amaat encore beneen expert buy wane ne que viol bi amul wala ay test ADN entre autres am na ñoo xamante ni dañ leen tëj te test ADN amul. moom avocat bile gis ni jikko yi dañoo yàqu ci Sénégal te jot na ñu defaraat leen. ku nekk xam na ne constat baa ngi fi y a une crise des valeurs xam nga ak film yu tubaab yi ñu fi indi léegi yenn séries yi tout ça xam nga donc merci léegi doy na war. éducation bi c'est important éducation bi puis suñu kilifa diine yi aussi ñoom ñu ngi def seen liggéey mais le travail humain n'est pas toujours perfectible. ginnaaw bi ko assemblée nationale daal di wotee ñenn ci góor ñi jël seen ay matukaay waaye moom avocat bile di leen rassurer mu gis ni rek àttekat yi dinañ jël dogal yi waa. ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru ak kuréel gi ñu dippee ñoo lànk xëyee tey ca commune yu Guédiawaye ak Pikine ngir waxtaan ak askan wi ñaaw li ci yokkuteef bi jëm ci jagom courant bi ñoom nag collectif bi ñu ne dàkkuñu sax benn yoon yóbbu mbir mi fi mbaxane doole benn Mamadou Lamine Fati. ñoom gën nañ defar seeni taxawaay ñi nekkee ci mouvement ñoo lànk ñoo bañ wër nañu mbeddum banlieue wile ngir waxtaan ak askan wi yee leen ci yokk njëgu courant gi nga xam ne nemmeeku nañ ko. lu waral loolu mooy ku si nekk xam ne ni facture courant yi nu muy seeree man mii di wax ak yow tey sama facture teg na 2000 francs kon man rek man preuve la sama bopp man di wax ak yow te dinaa ko photo dinaa ko joxe au niveau national kon amatu lu ñuy wax. loolu nag lañ gis moo waral ñu woote fii si banlieue bi pour faire savoir xam nga comprendre population bi lan la affaire yi lan la foog ñoom ñu jóg. xeexal ko seen bopp loolu mooy première importance su sensibilisation bi te gis nañ ni aussi population bi yëg nañ ñu. ñoom ñu teg benn plan d'action ñoo lànk di ko wasaare ci askan wi le ñoom bañuñu sax ba porter plainte Senelec bi nga xam ne mooy yore mbirum courant gi le. mais aussi population bi ñoo ñu mun a jàppale si loolu parce que état aussi boo koy porter plainte foog mu am ay preuves yoo xamante ni ñoom it jàppale nañ ñu mooy photocopier affaire yi. xam nga dañu déglu xam nga loolu rek la ñu mun a jàppale mais ñun suñu devoir def nañ ko wax nañ leen ne kat lii baaxul si ñun parce que facture courant benn problème la rek problème yi dafa bëri ñoom xam nañ ko ñoo ngi koy dund ñun nag lii lañ am wax leen lii dafa metti ñoom rek ñoo mun a jóg yuuxu loolu état bi bàyyi ci xel. Guédiawaye ba Pikine ñoo lànk jóg taxaw temm na ñoom duñu nangu benn yoon ñu yokk njëgum courant gi le te ñoom sax ñu ngi woo askan gi ci benn doxantu bu rëy bi nga xam ne def nañ ko ngir wax askan googule mu jóg ne déedéet du nangu benn yoon seerum courant gi le dellu si ci Ndakaaru Mamadou Kane moom nag ab diplomate sénégalais nekkoon ca Washington moo doon amal ab séance de dédicace ci téereem bi ñu dippee Delia boobu lépp téere nag ñu ngi ci xayma ay poème yoo xamante ne mi ngi wax ñeent fukki at dundam waaye jaar-jaaram ca biti réew bokk na ci la ca gën a fës li ñu dippee wàllum boddinte xeet Mamadou bi Passi Soxo mi ngi nekk diplomate nekk itam poète bind livre bi di Delia Mamadou Kane wala bokk Makan di wax ci livre bi ñeent fukki at yu mu dund. bind boobu nag def na ne ñeent fukki at ci la commencé parce que ay étapes la parce que moom moo tax ma tuddee ko mémorial des empreintes say jaar-jaar. dëkk bu ma defoon rek dëkk bu ma jaar def naa fa benn poème. expérience yu mu am ci tugal tax ba muy wax xarkanam yi dëkk yooyu am ci biir téere. tamit am na ay endroit wala ay expérience par exemple comme diaspora laa nekkoon wane naa bitim réew neexul
bu neexee tamit boo fa amee dara sa dëkk moo gën a neex bon bu fekkente ni da ngay am xaalis bu bare ci dëkk boo nga xam ni boo rombee ci train bi ñu ni la yow jullit ni wala yaa ngi xeeñ yooyu dafa xaw a doy waar. gannaaw mi mu defee constat boobu nag muy ñaax jeunes yi ñu des seeni dëkk ngir liggéeyal ko ndax yenn saay ay liggéey du fi ñàkk. tey ji Sénégal mooy réew moo nga xam ni fii am na ay réew ci àddina yi da ngay gas ay xeer la da ngay gas ay xeer pour mën a bay fii amul doo gas xeer fii tout est plat nañu liggéey naam nag waa nguur gi dana ci def li nga xam ne moom mooy wàllam te ñu ngi ci yàlla suturaal année yi di ñëw am nañu richesse yuy génn ci réew mi nañu xool nuñ koy distribuer pour génération future yi ak ñi fi nekk pour ñu mën a suqaliku loolu rek moo am solo. téere bi nag ëpp na téeméer ak juróom fukki page di wax ci ay thèmes yi nga xamante ni te ay genre poésie lañ ko bindee Mamadou Kane di rafetlu ni public bi teewee ci biir cérémonie dédicace loolu nag di ko won ni lii di poésie ba léegi deewagul. Abdourahmane Dieye moom nag moo nekk directeur général bu douane bu yees bi ay atam ñu ngi toll ci ñeent fukki at ak juróom moo bàyyeekoo ca Thiès ka ma fa wut nag di Omar Diallo moom dafa dem retraite dellusiwaat ci jaar-jaaram ak kan mooy Abdourahmane Dieye directeur bu yees bi ànd ceek Tidiane Cissé. ndogal gi mu ngi génn démb ci conseil des ministres Abdourahmane Dieye mooy directeur bu bees bu war a jiite douane sénégalaise mu ngi remplacer ci poste bi ki nga xamante ne moom moo di Oumar Diallo mi war a jël retraite Abdourahmane Dieye mu ngi juddoo ci atum 1975 ci région bu Thiès foofee la jàng boo am li nga xamante ne moom moo di baccalauréat bi ci atum 1995 balaa muy continuer njàngam ci daara ju kaw ji di université Gaston Berger bu Saint-Louis ak université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wala sa école bi ñu duppee école nationale d'administration moom Abdourahmane Dieye am na distinction yu bëri ci liggéeyam lu ci mel ni médaille d'honneur bu douane ci atum 2016 moom am na CV bu taxaw waaye Abdourahmane Dieye war na liggéey bu tàkku ngir rek relever défi yi nga xamante ne moom la douane bi am ci jamono bi ñu toll war na def lépp ngir rek yokk li nga xamante ne moom moo di koppar ci keesu état bi war na itam xeex li nga xamante ne moom moo di njaayum yàmba bi ñu nemmeeku ci jamono yi ci port bi di port autonome bu Ndakaaru wala sa moderniser li nga xamante ne moom moo di service yi yëpp ci biiru douane bi. xibaar yi biti réew dañu koy doore ca Guinée Bissau gannaaw nag ba résultat joŋante njiitu réew mi génne parti majoritaire ba nag daal dinañ dugal ab recours ca cour suprême ñoom nag nee nañ nanguwuñu lajj ba nga xamante ne que ñu jiitaloon mooy seen candidat di Domingo Pereira daal dina koy def jugé nag fas yéene noo dajaloo altine bi ñu dëdmal ñu desandi ba tey ci xibaar yi bi ci réew wax ci li nga xamante ne moo dox ci diggante États-Unis ak Iran mu nekk ab situation boo xamante ne des na bàyyi xel loolee sax ñu ne mun naa yëngal àdduna wërngël képp rawatina jàmm ji ñu fi nemmeeku du samay kàddu nag waaye kii di Daouda Tall moom moo ko daal di xamle ci jokkoom ak Mohamed Kandji. lu mel nii moom dafay nekk loo xamante ne du fay ay général Soleimani dafa nekkoon koo xamante ne ku am gëdd la woon ku am solo la woon ci réewu Iran te koo xamante ne respecté woon nañ ko zone boobu dafa nekk zone géographique boo xamante ne dafa doy waar parce que réew yi fa nekk ñu si bëri ñu ngi xeexante seen biir bu ñu fàtte ne Syrie mi ngi noonu moom tam ak conflit bi fa am foofu ak diggante Bachar al-Assad nga xamante ne Russie ñu ngi foofu ci wetam Turquie tam moom daanaka conflit boobu aussi amal na ko njëriñ mi ngi koy surveiller bu baax européens yi am nañ seen position boobu donc loolu noonu yëpp la ñu war a fexe ñu bañ mu indi coow lii du nouvelle bu baax nouvelle la boo xamante ne mën na gàllankoor li nga xam ne mooy jàmm ci région boobu. Très bien est-ce que dina am ay njeexintal ci wàllu pétrole bi ndax États-Unis ak Iran ñoom ñaar ñëpp ay borom doole lañ ci li nga xamante ne ni moo di wàllu hydrocarbure. léegi nii tey teem yaakaaruma prix pétrole bi mu am benn choc bu graaw mën na am changement bu ndaw mais fu mu toll nii ci bees bi yaakaaruma ne daal dina am choc bu graaw boo xamante ne dañuy dem ba pétrole di jafe wala yu demee noonu mais loolu nag il faut mën nañ ko xalaat aussi ëllëg lépp mi ngi aaju réaction yi am tey Iran nee na dina venger wu kenn xamagul ban façon fayu lay fayu donc est-ce que ci wàllu li muy produire la ci pétrole est-ce que ci wàllu guerre la armement
est-ce que si wàllu jàpp ay otage la wala leneen ak leneen allié Iran yi ñoom naka la ñuy réagir ñi nga xamante ne tam ñi ngi yor pétrole États-Unis tam naka lay réagir européens yi ndax dinañ def couloir yi coulisses yi seen position lan lay doon pour sauver pétrole bi ak gaz bi pour mu bañ a am impact si loolu donc loolu noonu yëpp ci bés yi di ñëw lañ koy xam.